rafetlu mbokk yi seen ànd ak seen télévision Lamfal ñu ngi leen gërëm di leen sant ci topp bi nga xam ne koy topp seen émission penc mi mbokk yi nag tey jii am nañu mbégte dalal Mamadou Sarr nag mooy secrétaire général ACIS nag mooy mbootaay bi nga xam ne moo lëkkale commerçant yu mag yu nekk ci réew bi ak di yëngu ak industriel yi bokk lay wax fii ci Sénégal alors monsieur Sarr salaamaaleykum. maaleykum salaam Abidi maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm. di rafetlu seen liggéey di la dalal ci Jaksaaw. voilà jërëjëf monsieur Sarr ni ma ko waxee léegi yaay secrétaire général association des commerçants et industriels du Sénégal di maanaam mbootaay bi nga xam ne moo lëkkale commerçant yi ak industriels yu nekk ci réew bu Sénégal mais ñu seetlu ni mbootaay yi bari na lu tax ma ne mbootaay yi bari na mooy UNACOIS mu ngi fii UNACOIS jàppoo UNACOIS sellal xaw ma extra ACIS aussi extra alors lan moo waral mbootaay yu bari yi ci wàllu secteur boobu. jërëjëf Abidi maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm sa question boobu nga laaj waxoon naa ne question boobu ñu bari ñu ngi koy laaj waaye nag lu jar a leeral la li tax lu jar a leeral la mooy UNACOIS moo fi nekkoon avant UNACOIS sax am na ay GES am na ay RES ay organisation commerciale yu fi nekkoon waaye jamono di dox yi fi gën a évoluer ñun ñii bokkoon nañu membres yi nga xamante ne bokk nañu ñu créé woon UNACOIS. ok maanaam da ngeen frustré kon. non duñ ko tuddee frustré. duñ ko tuddee mer dañ koy tuddee nii. association dafa am loo xamante ni moo ko tax a jóg moom la séq ak ay membres am. loolu nga gisul woon. mission boobu mu war a dox. waaw nga xamante ne mooy mission entre association ak ay membres am. ok dafa dem ba benn jamono faay yi bari. ok li nga xam ne moom la membres yi bëgg ak li ñu war a def seen digganteeg état seen digganteeg douane seen digganteeg ñëpp ak seen digganteeg même bitim réew. la ca. association yi waroon taxawuñu. ok donc si je comprends bien ñi ko ngànkoon doxaluñu seen waar ba nga xam ne gis ngeen seen bopp. en tout cas amuñu ci woon satisfaction. parce que bi ñu doog a commencé UNACOIS. liggéey bi daana rafet daana baax ñun ñëpp lañ nekk ko. ok waaye bi ñu demee ba ci biir dañoo gis ne buur du ànd ak baadoo la ci façon liggéey bi ñu def ci commerce. ok su loolu amee ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci suuf nekk ay membres simple. su ñuy tawat dootul àgg fañ bëgg nañ bëgg mu àggee fa dootul fa àggee. ok moo indi woon. ay yu bëree bëri yoo xamante ne fi mu ne bu ma la ko doon limal du jeex. ok loolu nag moo taxoon ñu jël suñuy matuwaay ñun itam. xool ne ñi nga xam ne dañ leen fee bàyyi woon ñu yor association yooyu ngay wax. ay mag lañu jaxasoo nañoo nguur ñii ñu ngi au conseil ñii ñu ngi fii ba suñuy. ñoo takk ay ndombal tànk ci nguur gi maanaam. takk leen ay ndombal tànk politique. ok léegi nag ñun. mais pour fàttali aussi politique mënta ñàkk ci réew et puis politique mooy loo xam ne mooy doxal mbir mi même ci li ngeen di nekk sax kon donc ñu takkaleen ndombal tànk xëy na damay jàpp ni ab doole la boo xam ne da ngeen koy gën a am rek ci wàllu nguur gi gisu leen loolu. waaw gis nañu loolu waaye dama la wax ne la. waaw. ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. waaw. ku ëmb sa sànqal. wala fa ko wax ëmb sa kersa fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi. waaw dëgg la. comme loolu am na. suñuy jàmbat gën a bari. mënatuñoo faj suñu benn aajo. suñu réclamation doxatul ba kenn déggatu ko loolu moo tax ñun ñi nga xam ne ay commerçant la ñu nekk en activité. ñu bokk toog bi ñu bokkee toog waxtaan ñu créé li ñuy wax association des commerçants industriels du Sénégal. ok ACIS boobu nga ngeen créé fu mu toll nii actuellement ndax du yokk maanaam cere naan ku yokk cere da nga yokk ñeex ndax lu cere bu bari rek te ñeex yokkuwul parce que aussi mbootaay dañoo bari trop secteur boo dem léegi mbootaay dañoo bari même ci wàllu syndicalisme bi loolu moo leen dal. ci wàllu foo dem loolu moo leen dal est-ce que aujourd'hui face à tous ces démembrements maanaam ay mouvement ay association doole bi war ngeen ko am nga yaakaar. waaw doole boobu am nañ ko parce que dama lay delloowaat ci grève bi nga xam ne defoon nañ ko fi il y a presque 2 ans ci ginnaaw. bi ñu doog a juddu ACIS dafa judd ci coono bi mu juddoo ñu déclenché benn mot d'ordre parce que dafa am benn tarif douanier boo xam ne douanier dañ ko bëggoon a teg ci suñu kaw taatu nañ ko. te gisuñu kenn ku ko jàmbat foofu la ACIS njëkk a defee empreinte bu njëkk daal di wane boppam. bi mu wanee boppam ba pare ñu defar ay liggéey yu bëree bari dajale nit ñi wan leen sensu association bi te li ci ëpp importance mooy ñi nga xamante ne mooy ñu nekk en activité mooy les commerçants qui sont en activité. du ma ne ñeneen ñi nekkuñu en activité. waaw delloo nga bëgg a wax kay waxal mu leer du ma ko wax loolu parce que boo nee des commerçants qui sont en activité mais wane ne ñeneen dañu leen di bubboo kon nekkuñu en activité. donc maanaam noonu la foofu laa ci mën a ci wax. daa mel ni tey ji maanaam ku naan day xeexal transporté amul kaar. mënu ma ko wax waaye suñuy nijaay ak suñuy papa ak suñuy paa ak suñuy yooyu. waaw mbaa du ñoom Idi Thiam ngay wax ak ay yooyu wala. Idi Thiam sama nijaay la. waaw jiite na UNACOIS liggéey dafa liggéey bu rafet. waaw waaye fi mu toll nii. eeru ACIS la ñu wax. ok eeru ACIS la ñu wax moom Idi Thiam xewi na.
du ma ne xew yi waaye dama ne eeru assise waaw déet li nga bëgg a wax mooy xew yi na. loolu yëpp d'accord non waxal mu leer rek. nitu xew yi parce que dañu ñoom suñu nijaay lañu. waaye eeru assise la ñu nekk. mais wane maanaam ñoom ak xew yi lañu kon. déedéet du ma ne xew yi waaye dama ne daal. waaw ci eeru assise lañ nekk. assise nag ba ma mayee tuuti. moo wax la tuuti ay réalisation. parce que ni ngay waxee ak man nii dafa mel ni am ay réalisation yu la ump ci assise moo tax nga waxee. waaw déet ump ma sax mais xam nga dama bëgg wax ni. même bu réalisation amee aussi mbootaay dañoo bari. te mbootaay bu ne am na looy réclamé wu ci wàllu réalisation. jërëjëf mais mbootaay yëpp bu fekkee mbootaay bi. waaw defar dem ko tax a jóg ak yéene bu sell. waaw bu nekkoon junniy mbootaay amul problème. waaw waaye nag cassure baaxul nag moom. non loolu amut. cassure baaxul. loolu amut ci ñun. ah cassure am na kay. loolu cassure amut li am mooy. waaw li am mooy douanier yi ñi ngi ñu doon noggatu wala mën naa ne noggatuwuñu sax waaye ñi ngi doon jëflante ak ñun amuñu ko taxaw wax ak ñoom. maire yi ñi ngi ñu doon noggatu bu baax a baax li war ci ñun defuñu ko. est-ce que yaa ngi def li war ci ñoom it. waaw ñun li war ci ñun ñoom. parce que attention bu tuumaal douanier ak maire yi ndax yéen it am na leen war loo seen diggante ak ñoom. dama ni waaw douanier yi noggatu kay boo ko waxee mooy maanaam yaa ngi leen di. noggatu mooy doxal loo xamante ni. waaw jaarul yoon gisul ku ñëw taxaw wax. waaw nga def la nga xamante ni. def nga ko doonte ci yoon nga ko teg. waaye day métti ci ki koy jëflante. boo amee ne kenn koo xam ne ñëw na taxaw wax gën laa leeral am nu mu waxee yow. nga gën ko woowee fa te loolu directeur douane mi ngi koy def pour ma jaxase directeur. mais du jaxase wu ma leen yow mi yaa ne noggatu yow mi yaa tudd kàddu noggatu nag moom bu ñu ko waxee mooy xanaa xaw a lu xaw a doy waar. waaw noggatu boobu suñu diggante autorité locale yi la. waaw maire yi. maire yi ñoo ñu noggatu. mais est-ce que yéen a ngi def it lu war ci maire yi. waxoon naa ne. waaw amul benn commerçant bu nekk ci dëkk bi xëy di jaay ñu laaj la juuti nga war koo fay te fayu ko. amul benn commerçant bu importé sa marchandise ba mu ñëw. nga ñëw ci port déposé ko fa. da ngay yëkkati document yi yóbbu jox direction douane ñoom ñooy xool ñooy def li ñu war a def nga dem fay. xam nga côté boobu commerçant yi amul ci responsabilité. alors lan mooy responsabilité maintenant maire yi ngay accusé. responsabilité maire yi mooy li xewoon Thiaroye jamono yi la ci ginnaaw te xewul rek Thiaroye xewoon na Sénégal gépp. mooy bi nga xamante ni taw bi bare na. kenn mënatul dugg ci marché yi. marché mel na marché Thiaroye yi nga xamante ne ndugg mi ñëw Dakar lépp fa lay wàcc ñu koy jëfandikoo ci daanaka Dakar ak Castor yëpp amul benn doomu aadama bu mën a jël say tànk dem ba àgg ci marché ba. pourquoi parce que ci ndox mu salte ngay jaar. waaw lu ci yoonu ay maire yi nag léegi. maire yi. waaw mooy njaatige commerçant ci dëkk. xam nga commerçant lu mu xam. ubbi palaasam fay droit waaye dañuy def ba marché ba set. dañuy def ba marché ba am sécurité. dañuy def ba marché ba bañ a am benn jafe-jafe. dem ba dikk ba yomb mu am éclairage loolu ci ndoddu meeru la tegu. ci ndoddu meeru la tegu waaye yenn saa yi am ngeen ci part de responsabilité. commerçant yi def. waaw dëgg la mais yenn saa am ngeen ci part de responsabilité. parce que yenn saa aussi autorité locale yi ngay joxoñ tuuma dañu defar yéen ngeen di yàq. ban jox ma ci benn exemple. marché yi da ngay dem des fois gis mairie bi di def ay jéego yu am solo mais nit ñi fay nekk. di yàq def la non mun damay ragal ñu ne damay indexé. mais y a plein de marchés. plein de marchés au Sénégal yoo xam ne waaw déet dafa bari xam nga aussi da ngay dugg ci marché yi des fois gis commerçant yor comportement yoo xam tamit mooy loolu. comportement beneen affaire la. waaw dañuy doon wax gestion collectivité locale ci marché. ok. xam nga ni ñun demoon nañ sax ba am xalaat yoo xamante ne bi ñu ko waxee. dafa indiwoon ay coow yu bëree bëree bëri. demoon nañ ba ne suñu marché bi di marché Thiaroye ak li ko wër. dañoo bëgg ñu jël compétence bi ci mairie ut ñeneen ñu yor parce que yor bi ñu yor baaxul kooku kay amul problème te ñun buñ yor suñu bopp na état xool yan pexe lay def jël marché Thiaroye la fay génne ci xaalis lépp mu benn agence bu mu ko dénk kooku yoree ñu yor bu rafet. yéen daal maire bi daal doy leen. maire bi doy ñu non seulement doy ñu mais ni mu yore woon moo baaxul. ok ni mu yore. baaxul seulement ñi ngi waxtaan tey mais bu fekkoon tey yi toogoon nañu. dinaa la wan circuit bi ñu jaar ak maire bi ci ay dem préfecture dem fii dem fa nawet bi jàppal bàyyi loolu circuit la boo xamante ne mënu ma ko nekk ci benn émission. ok voilà lañuy des ba léegi ci wàllu secteur commerce bi parce que aussi ni nga ko waxee léegi seen mbootaay bi muy mbootaay bu mag bu lëkkale commerçant yu mag yi nekk ci réew mi ak industriels yi jamono lay yëpp passé xëy na léegi sax xaw na sedd nga baal ma mais xaw ngeen fee jaxase askan wi ak nasaraan si nañ ma baal tuuti sax ma jaar ci tur bi magasin Auchan yi nekk ci réew mi ndax demoon ngeen ba xamal askan wi ne ñoom dañu yàq seen liggéey dañ leen di buntu xataal extra man ma jàppoon ni yéen est-ce que du seen càggante ci la nasaraan si profité dugg fa yéen ngeen dem ba xam ne ñàkk ngeen indiwoon fi coow loo xam ne jaru ko woon. déedéet xam nga loolu waxtaan nañ ci def nañ ci ay plateau yu bëree bëri. waaw gis nga ñooñu ngay tudd léegi xaw ma sunu champ la tudd xaw ma. Auchan yaa ko gën a xam ne ngay bañ rek. ñooñu ngay tudd noonu. waaw. li ñuy def. waaw
commerçant yi lañ ko dàq. ah déedéet d'accord man ak monsieur Sarr. xaaral ma ñëw parce que aussi non monsieur Sarr xam nga mënu ma comprendre yéen. benn champ boo xam ne yéen ay 50 ans 80 ans 100 ans mu ngi fi woon exploité wu leen ko yeneen nasaraan ñëw exploité ko ngeen ne non déet du fi am. dama laa sànq si njëlbeen waxtaan bi man la. waaw suñu association bi li ko tax a jóg dafa jóg pour relever ay défis yu bëree bëri. ok parce que tey jii assise bii ma lay wax nii. waaw wax naa la ci biir direction assise. ok ñu ngi waxtaan pour def loolu nga tudd léegi. ok muy ay marché yu moderne yoo xamante ni lépp day nekk ci biir. ok waaye bu fekkente ni ñi ñu jiitu woon nekkoon suñuy njaati gi àgguñoon foofu ci xalaat wala seen liggéey ak suñu foofu bokk nañ ci kon frustration ñoom yi ngay tuumaal da ngay tuumaal seen jaatige yi ni ñoom ñoo sàggan ba nasaraan si ñëw exploité leen. non tuumaal du ma leen tuumaal. ah déet xam nga aussi monsieur Sarr dafa mel ni yow. xam nga inaakuwaa boobu ngay wax. dafa mel déet yaa tudd inaakuwaa de man dafa ma. yaa ko tudd ci njëlbeen waaw ca njëlbeen nga waaye fii tudd ma ko yaa ko tudd fii. ci laa nekkoon. waaw fii moom yaa ko tudd. inaakuwaa boobu. waaw ci laa nekkoon. waaw. di fa cotiser. yor fa sama 4 membres. jëflante ñëpp jëflante bu rafet. waaye ba ñu demee ba nga xamante ne nii taxawu bi ma bëgg ñu taxawu ko defatuñu ko. dañoo daal di waxtaanaat suñu biir bu beneen mbootaay goo xamante ne mooy taxawu ko. waaw loolu d'accord naa te bi ñu koy def. waaw loolu d'accord naa mais dama ne Auchan bi moom Auchan damay jaar ci tur bi yéen boobu ba léegi ngeen leen di xeex guddi ak bëccëg te yéen xool leen seen i failles yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay ati at ba ñoom ñu ñëw exploité ko mais lan moo tax yéen mun leen accepter au moins que vous avez failli et que tubaab bi ñëw exploité aussi. Assis xeexul Auchan xeexul kenn xam nga lu Assis di xeex. waaw concurrence déloyale ak favoritisme. ah favoritisme ci naka. ok favoritisme boo ko déggee mooy li nga xamante ni sunu sang boobu ngay wax. waaw. Auchan tey nga jaar ci tur bi rek moo gën a tamit mi ngi koy def xam nga tey nga jaar ci tur bi rek. loolu nga sunu sang boobu nga xam ne mi ngi koy def. waaw ci naka waaw ay mi ngi koy def ci naka. Assis leen ko dàq. fuuf. dafa tolloon nag loolu bëgg a tuumaal ñoom loolu bëgg a tuumaal. non tuumaal duñu leen dara. non parce que da nga ne ñoom li ñu def favoritisme bi ñu def ci naka. non c'est-à-dire. waaw ñoom ay puissance étrangère la ñuy jógee ci bitim réew ñoom. installé wu ci biir dëkk bi. di exercer commerce. addina bi nag ni mu doxee léegi ak ni mu tuddee ni mu mel. kenn ku ci nekk am nga droit exercer commerce fu la neex. mais man jàpp naa ni. foofu la addina toll. waaw waaye nag dama la favoritisme am na ci. waaw noonu ñu favoriser Auchan bu ñu ko favoriser woon commerçant yi ñu créé lu gën Auchan. mais d'accord ma ci. xam nga lu tax da nga ne ay puissance lañu da nga ne ay puissance lañu. ma tànn kenn ci mbëri xëy na ma ne Balla Gaye bari na doole lool. waaye tey bu dugal sa biir kër dëkku la. man gëm naa ne yaa koy daan. tey sa biir kër gi su fi duggoon tëkku la. gëm naa ne yaa koy daan. su ma tàggoo. waaw ne ma maa ngi ñëw sa kër. waaw damay bëri seeg yow. waaw bu ñëwee dinaa ko daan. waaw waaye bu ma nee kurbel rek. waaw ñu ne ma Balla Gaye ko bëri la. may daan kon da ngaa bëgg wax ñoom déet da ngaa bëgg wax nasaraan dañoo xëy rek ne kurbel ci seen kaw. non xam nga am na loo xamante ne nii. waaw. man du ma ci mën a tontu au fond. waaw. ministère du commerce wala impôt domaine ñoo ci mën a tontu. ah déet ñoom li ñu war a def ñoom def nañ ko parce que ñoom tubaab yooyu bi fi ñëwee ginnaaw yàlla yonent bi ñoom autorités yi ñoo tax parce que ñoom jox nañ leen autorisation remplir nañ li war ba tax ñoom ñu ñëw installé. déggoo mën la sànq. ci biir waxtaan bi. waaw concurrence déloyale. ok dafa am. amul benn commerçant wala benn sax en dehors du commerçant parce que population bi ñoo ëpp solo produit bi àgg ci population bi ci njëggu jaar yoon ci njëggu set loolu moo ëpp importance sax commerçant yi seen coow. parce que dëkk bi nag ñun ñëpp ko bokk waaye dama ne concurrence déloyale daf ci am. mais foog nga wax ñu concurrence de yow qu'est-ce que tu veux dire par là-bas parce que yaa ngi naan concurrence déloyale di tudd Auchan mais wax ñu ban concurrence déloyale moo fi am nasaraan si dañu ñëw ñu ne du ngeen fay taxe du ngeen fay impôt du ngeen fay courant du ngeen fay ndox wala nu mu demee noonu lan lañ leen defal lu ñu leen defalul yéen. li ñu defal mooy amul benn commerçant boo xam ne bari mën naa la compter lu mat fukki commerçant yu mën a def li Auchan def fii. te amu ci kenn ko am suuf. mais est-ce que sàkkoo ngeen ko. musuñoo jóg ci di ko sàkku. avant même ñooñu di ñëw. avant nasaraan si di ñëw musuñoo jóg ci di ko sàkku. musuñoo jóg ci di sàkku nu ñuy def ba créer marché yu moderne yoo xamante ne day romb sax ay marché Auchan marché bu am parking marché bu am restaurant marché bu am clinique marché boo xam ne am na lépp loo soxla ci biir marché. mais lan moo tax boobu ba léegi mënu woon concrétiser wu. déggoo li ma la wax. ñu ngi ci ay programme. waaw mais xam nga yow fi may waxee maa yow dañoo déggoowul man dama ne bien avant ñii di ñëw nasaraan si. espace boobu nekkoon fi te mu libre lool. nekk fi ay ati at. boobu lu tax exploité wu leen ko laa wax yéen foofu dama ne pour nga nangu foofu ni def ngeen erreur ñu avancé. foofu ñun bi ñu jëlee yëf yi téye ko suñu bopp di ko doxal suñu bopp ak léegi. waaw yàggul ci at ak genn wàll lay toll wala ñaari at. ok da nga ñuy may. waaw ba ñuy liggéey 30 ans yu tolloog li ñee liggéeyoon. waaw bu boobaa nga ñëwaat laaj moom. kon borom 30 ans yi ñoom échec nañu.
ña fi nekkoon 30 ans. xam nga échec mënu ma ko tudd ci kenn. parce que non nañ ko nangu rek. parce que yow li su ma déggee sa wax mooy. amuñ ci satisfaction ci lañ doon def. waaw kay yéen moo tax ñu baabeeku. waaw créer suñu association boobu. te association bi ñu créé bu ma soxla ñu wax ci. moo wax ne li mu réalisé ak li mu fas yéenee def. ok donc mais nangu nga quand même que y a eu vraiment aussi négligence de la part des nationaux. nangu nga loolu. bu la neexee. non nangu ko rek. nangu ko rek nangu ko. du mënuma ko nangu xamal non bien sûr. parce que ñoo ngi def li nga xam ne li ñu war a def ñun. waaw ci liggéey li ñu war a def ci importation. li ñu war a def ci fay taxe ñoo ngi koy def mais am na loo xam ne nag mënuñ ci dara. loolu nga jàpp quoi. loolu laa jàpp te loolu am. mbokk yi ñu fàttali ni sunu gan di Mamadou Sarr secrétaire général ACIS di mbootaay bi nga xam moo lëkkale commerçant industriel yu nekk ci réew bu Sénégal. alors léegi ñu seetlu ñu ñëw nag ci wàllu mbas mi actuellement ñu jàpp ni xam nga mbas mi ci lañ nekk ñu naan ko coronavirus ñu naan ko Covid 19. bu ñu xoolee dafa mel ni jafe-jafe amoon na ci réew mi. lu yàgg ak léegi waaye mel na ni commerçant yi yëg nañ ko. ndax boo xoolee diggante bi te nañ fi ay marché te jiwaat ba léegi ñun toll ni sax daanaka marché yi gars yi nee nañu barab yi dafay xaw a jaxasoog yooyu alors yan matuwaay yoo xam ne tey jii yéen jàpp ngeen ko ni mu ngi dox te mu nekk loo xam ne day dëppook wàllu maanaam mbas mi. jërëjëf bi nga xamante ne mbas mi njëkk naa ñëw Sénégal songu Sénégalais yi président de la République daal di woote wàllu ci Sénégal yi yëpp association bi boobu. li muy néew doole dajale na lu mat 30 millions. teg ko ci loxol docteur Aloyse Diouf. mu jox ko ministère de la santé ci ndimbalu. ci élan de solidarité boobu ñu doon wax ñun booba def nañ ko. waaye ndimbal gi nag daa mel ne ba amul ci de. ndimbal gi man yëgaguma ko. ndimbal gi moom xëy na daañu jox suñu war waaye ñëwagul ba léegi ñun daal dimbali nañu état bi. waaw ba président waree génn mi ñun woote yëkkati nañ lañu am. comme réew mi soxla kenn dootul xool sa bopp yëkkati nañ la ñu am yëkkati 30 millions jox ko docteur Aloyse Diouf mu teg ko ci loxol ministère de la santé ci loolu mooy ci bu njëkk ba. waaw ñaareel bii nag comme dañ ne dafa gën a intense dafa gën a metti président national bi nga xam ne mooy président ACIS di Khadim Sylla dafa joxe ndigal mu ne commerçant yi nekk ci Sénégal yëpp te tënku ci ACIS kenn ku ci nekk na nga def ay yëngu-yëngu yi wane ni dañuy xeex mbas mi yëngu-yëngu yi mooy lan. mooy ci biir Sénégal semaine bii ñu génn waa Touba def nañ lu mel noonu jóg nañu dajale xaalis bu bari ak ressource bu bari may nit ñi ay gel may leen ay masque jox leen aussi ay kit de lavage. Touba def na ko ACIS bu Touba def na ko ACIS bu Kaolack def na ko yeneen ACIS yi ci région yëpp daañu ko def ACIS bu Dakar def na ko démb ci samedi bi. wàcc na ba HLM dem na ba Plateau wër nañu Dakar ba fañ mën a yem. donc semaine bi ñu jëm nii muy samedi. ci la waa Thiaroye war a def ak li nga xam ne moo nekk ci goxam yëpp te loolu ñuy def noonu. jugewul ci benn poche lu dul ci poche commerçant yi lay jugee. pour ñu jàppalee ko population bi d'abord jàppale commerçant yi fekk si wàll aussi xeex bi nga xam ne président nee nañ ko xeex. mbas mi mais est-ce que affaire bi de question de maanaam joxe la rek parce que yaa ngi wax sànq ba léegi ACIS Touba ACIS xaw ma Kaolack extra affaire bi est-ce que joxe ay masque rek la parce que aussi marché yi. ku ne xam ne lieu de rencontre la nit ñëpp fa la ñu daje est-ce que matuwaay yi mat sëkk ak soññee gi war sëkk am na. tey ji ba nga xam ne mbas mi dañ ko war a mën a téye ci marché yi. déggoo man la campagne de sensibilisation. waaw sensibilisation mais il faut nga décortiquer sensibilisation. de quelle façon ça se fait sensibilisation mooy la. de quelle façon. mooy li kër docteur wax ni. waaw bu ko def da nga mucc. jël nañu ay bonhomme yoo xam ne ñu ngi dugg ci marché bi bis bu ne. bis bu yàlla. daanante am na biir marché. di sensibiliser daanante boobu amu fa di sensibiliser. waaw ayca. jël nañ ñoo xamante ne dañ leen a jox ay masques ñu taxaw ku romb amoo masque ñu la am sa masque. jël nañ ñoo xamante ne dañoo yor seen gel ku leen romb ñu jox la masque defal la gel. ba pare waxtaan ak yow. mais daanante bi te ci biir place yi. waaw ci biir place yi. waaw daanante bi ma nga fay am. ma nga fay am ma nga fay am waaw. diggante client ak jaaykat. ma nga fay am ci biir place. mais clients yi seen biir ñoom ñu ngi buuxante seen biir. seen biir ba léegi ci biir marché yi. xam nga commerçant bi nag moom. waaw lu force de l'ordre. waaw li mu mën rek mooy di wax. waaw. waaw comme que sensibilisation ngeen wax. xëy na peut-être client bi ñëw balaa moo dugg. mënees na koo sensibiliser ba bu dugg ci biir xam nu muy doxalee. am na fu ñu ci mënee. waaw duñu police duñu gendarmerie li ñu mën rek mooy waxtaan ak ñi ci njëkk ak teraanga. ok pour ñu moytu boole ko yëkkati sa alal joxe ko ak wax ci yar ak teggin pour nit ki comprendre tey ñi nga xamante ne mooy état bi def mobilisation bi. defut lu ëpp loolu. te loolu commerçant yaa ngi ok tey jii ci loolu laa xëyoon. ok léegi ñu delluwaat ci ginnaaw tuuti. nee nga sànq état bi joxoon ngeen état bi ca commencement ba pàcc bu njëkk ba. ci Covid bi 30 millions. état bi boobu ba léegi génnee 1000 milliards. secteur yu bari mu jàppale leen ci biir 1000 milliards yi ma dégg sa biir wax ba léegi nga ne ma yéen gisagu leen dara.
waaw xam nga commerçant yi moom loolu yàgg na leen a dal. commerçant ci dëkk wala boog ci li ma gis bu ma juddoo léegi te yàggul. kenn mosu leen dimbali. ñu ngi ab ndimbal di ko jox man loolu wax dëgg yàlla mosuma ko gis. peut-être nag xëy na am na waaye. waaw man gisuma ko. kon mu ne sutale kon yéen moom nguur gi war na xelam war naa mën a dal te xam ne waru leen mën a bokk ci ndimbal gi sa wax ji nga wax li muy tekki mooy. yéen moom bu leen kenn boole ci dara. ah kay commerçant xam nga lan nañ koy dimbalee. ndimbal bi nga xam ne moom la commerçant yi bëgg. waaw mooy jàmm am paix sociale am ñu mën koo aar mën a aar marché am ba amul benn jafe-jafe bu fa nit ki mën a ñëw xëy jëflante commerçant loolu la mos di xaar ba mu jógee ci daara ja ba bi muy agsi fii loolu rek la mos di xaar. ok kon fu mu toll si je comprends bien état bi la muy joxe ci entreprise ak yooyu soxlu leen ko yéen. ñoo ko gën a soxla ñëpp. ah déet parce que na nga waxee nii ku la déglu ku ne ci télé bi du la yërëm. dama ni du yërëm it say bokk. déedéet du ma wax duñ may yërëm. ah déet xam nga tax kuy wax luñ koy yërëm. waaw déet ay chef d' entreprise toog nañu fii nga toog nag ñoom ay chef d' entreprise. entreprise yoo xam ne ay lu tolloog ñaar téeméer jàpp juróom fukki nit toog nañu ne ma dañoo sonn maa ngi bëgg a dee maa ngi bëgg a nangam waaye yow nee nga doo ko nangu kon kenn du la yërëm. néew ma du ma ko nangu dama la. waaw dama la commerçant yi nga gis. waaw ñuy doxal yëpp di ay commerçant. waaw kenn ku ci ne. fa nga jaar ba fi nga yegg si tey. waaw mosoo faa dajeeg façon ndimbal bu mel noonu. waaw dégg nga. waaw lii c'est exceptionnel kon ndimbal loolu bu ñëwee. xayrun bu ñëwutit ñoo nga ca lañ doon démb ak bërki démb. ok def ngeen ko ñun daal li ñu def mooy. mais def ngeen jéego dimbal nañu état bi. def ngeen jéego pour jot ci xaalis bi. yëgu ma bir ngeen ndox bir ngeen ab këyit bataaxal ministre bi wala nangam ne ko kat ñun suñu wàllu ci yëf yi wala amul. yëguma loolu. kon yéen lu toll ni assise da ngeen toog maandu. ndimbal bi nga xam ne. waaw assise bëgg na ko ci yàlla lay jógee. mooy ndimbal boo xam ne waaye monsieur Sarr xool bu ma wax yàlla quoi parce que ñun ñëpp yàlla la ñu xaar ñun ñëpp yàlla la ñu xaar nguur gi sax yàlla lay xaar xam nga aussi bu ma waxee wax yàlla le débat day dem feneen quoi. dama lay wax rek maanaam bi nga fi. waaw commerçant yi. waaw ñëpp soxla nañ ndimbal. waaw ndaxte su ma la waxee. man ak ñeneen ñu mel ne man ñu nekk marché Thiaroye. mars 2020 la rentré woon Sénégal mars 2020 ba ma rentré Sénégal ba léegi mënatuma koo génn. lu tax pourquoi mbas mee tax. mbas mee tax mënatuma génn Sénégal chaque 2 mois chaque 3 mois daanaa tukki dem fortaatu ñëwaat sama yeneen mbokk commerçant yëpp daanañ ko def waaye8 mars 2020 la rentrée doon Sénégal booba ak léegi génnaatuma te bari naa ci ay morom te la ma waroon mi ngi ma war ba tey te importé wu ma. waaw dëgg la mais nag aussi accepte que def ngeen erreur du question booy la ak say mbokk assise wala dara mais le fait que bindu leen këyit def ngeen erreur. moom la alors man la. waaw def ngeen erreur parce que. na yeneen secteur yëpp bindee këyit ngeen nga waroon bind këyit yéen it sàkku ci nguur gi seen wàll. bu ko tuddee erreur. ah kon nu koy mën a tuddee xam nga man la bu ko tuddee erreur. waaw dama la wax léegi loo xamante ne mooy nature commerçant. waaw bu la neexee nga bañ koo nangu. waaw waaye loolu mooy nature commerçant yàlla. du ma tuddaat yàlla ndax nee nga bu ma tuddee yàlla damay jeexal wax nature commerçant la nature commerçant mooy lan. waaw. mooy koo xamante ne day jóg di daanu. waaw di jóg di daanu. ba yàlla def mu am lu mu joxe dépasse di ko joxe. maanaam buñ ñu xaar ci coowal nañ ñu dimbali ci luñ ñuy jox xam nga ban dimbal lañ soxla mooy organiser nañ suñu secteur taqale ñu ak ñi nga xamante ni mooy force étranger yi dugg ci biir dëkk bi di jaay suñuy client lu baaxul di ñu teg pression yàq suñu liggéey ba mënatuñoo liggéey. waaye yéen tamit des fois yéen xoj nit ñi de. xoj nit ñi comment. ah waaw kay bien sûr parce que force Moussa waxtaan ak benn waaye ndeysaan mu ne Auchan sax man dama ànd ak ñoom. ndax tey jii suñu mbokk sénégalais yi loo doon dem ci ñoom di jënd téeméer boo demee ci ñoom am ko ci juróom fukk. mu ne ko ah mu ne waaw noonu lay fi demee waaw. loolu ay yéen ji nañ leen ni yéen da ngeen doon xoj askan wi. ñële ñëw dimbali askan wi. loolu ay naxaate la. ay naxaate la. ay naxaate yu wér la sax. ah ci naka. parce que loolu mënut a nekk gis nga Auchan commencement ba. coow li bari woon na mais fi mu ne dañ ne bu njàpp yàggee rek nga war feeñ. loolu wolof la boo xam ne xaw ma di ko dégg waaye suñu mbokk téléspectateur dañ ko dégg. waaw Auchan ngi fi ñu ngi fi. waaw njaaba ngi bëgg a yàgg léegi nga war feeñ. foofu rek laa ci yem. am na yeneen ñu ne ci suuf kon. di dama ni. waaw bu njàpp yàggee nga war feeñ. déet waay. waaw. bu feeñee Sénégalais yi ñu def kon. bu feeñee. waaw ku ne xam fa nga jëm. du menace waxtaan la boo xamante ni alerte la. waaw déet alerte nga Sénégalais yi. voilà ah mais Sénégalais yi daal ñoom nee nañ daal man li soo ko seetloo sax daanaka Sénégalais yu bari dañu jàpp ni barab yooyu ñu noonu barab la yoo xam ne borom alal beeg ku baadoo baag ñëpp mën nañ faa dem. Sénégalais yaa ngi defar yu gën a moderne yu. waaw donc Sénégalais yaa ngi defar yu ko gën a baax. Sénégalais yaa ngi defar yu ko gën a accessible fii ci biir Sénégal seulement nit ñi ne ñoo ubbiwul seen i bët pour xool li Sénégalais yi defar mais Sénégalais yaa ngi defar lu dàq li Auchan di def di defar lu gën li Auchan di def lu ëpp yërmaan li Auchan di def. te nekk ci biir Sénégal bayre gi ñu am nag ñoom lu ko waral bayre gi kon fu mu jógee te ñoom ay nasaraan lañu ñoom gëm naa ne ñoom duñu jëfandikoo bu tey.
ñoom de xamuñu butéel ñoom. man xam naa Auchan. waaw parce que man yàlla def na. waaw dem naa France lu bëree bëri. waaw dem naa ci réewu Europe yu bëree bëri. waaw xam naa la fa xew. xam naa Auchan. tey koo baaxee Sénégalais yi. déet lu ma leen di baaxee ci déet mënoo fee nekk nag nekk Sénégalais boo xam dem nga ba ci seen biir xam lu ñu doon. ak nu ñu mel. tey jii ñu ñëw samp sa biir kër nag nga wax ko nga war cee mën a yee say mbokk. non boo gisee man la xam naa Auchan. waaw du caagin damay wax ne dañuy def lu bon wala nangam ak nangam. waaw xam naa seen façon bi ñuy doxalee. façon boobu ñuy doxalee Sénégalais yi ci mal romb nañu façon boobu. yàgg na moo tax man la bu njaab yàggee nga war dina feeñ nañ dem ba ci kanam. waaw lu bees nag moom foog mu am coow. foog mu am coow waaw. waaw baax na waaw bi ci kanam yi xam naa sénégalais dinañu alerté wu voilà donc léegi ñu jàll nag léegi monsieur Sarr ci beneen pàcc ñu muy l' actualité nationale ku ne xam ne ni yéen ay investisseur ngeen ci Sénégal sax wax nga ko sànq ne jàmm ngeen soxla la paix waaye fan ñu seetlu ci réew mi coow li dafa bari trop su ma ñëwee ci wàllu Ousmane Sonko dañ ko tuumaal ab tout tànk bu jigéen bu ñu naan Adji Sarr ne da ko yekkataan maanaam viol coow li bari tey ji gis nga fitna yu am diggante takk der yi ndaw ñi oto ñu lakk ak extra tëkkuwante yi ci internet beeg extra mu mel ni réew mi dafa xaw a jaxasoo ci jamono ji alors noo ko jàngatee. waaw li ma ko jàngatee daal mooy Sénégal réew la boo xam ne réewu jàmm la. jàmm lañ fi bëgg moom la ñu yéene képp ku yeewoo Sénégal. mbiru Ousmane Sonko boobu képp ku yeewoo Sénégal yaa ngi koy dégg. waaye nag Sénégal dafa nekk réew moo xam ne réew moo organisé la. am na ñoo xam ne ñoom ñoo am xam-xam ci mbir moomu ñu ngi ciy wax guddeeg bëccëg. am nañu ci yàlla may ñuy wax waaye ñun moom wax dëgg yàlla. suñu xam-xam màccul jëm ci ay affaire droit. def na ko def. waaw dëgg la waaw wax ma waxi droit man droit sax man mii wax ak yow ñeme ma ci dugg ndax xaw ma droit waaye ab sénégalais nga buy seetlu ab sénégalais nga boo xam ne am nga xam-xam ndax it ni nga ko waxee sànq jaar nga fu bari dem nga fu bari alors yëf yi ndax jaaxalu la trop yow bi nga ko déggee. waaw xaw na ma jaaxal ndax xaw na ma bett daal xaw na ma bett bi coow li amee. waaye wax dëgg yàlla mënu ma ci am lu bari. waaw parce que position bi ma ci am peut-être position personnelle lay doon boo xam ne amal njëriñ ñu bari. non si bien sûr dinañu amal njëriñ ku ci nekk am na ci xalaat bien sûr ku ne waaw ku ne am na ci xalaat noo ko gisee. waaw bon sama gis-gis daal ci loolu vraiment est-ce que je sais pas loolu. waaw foofu pour ma ñëwaat la pour ma faciliter la affaire yi alors noo jàngatee comportement politique yi. parce que aujourd'hui tey jii politique yi nga xam ñoo ñu war a jiite wala boog ñoo ñu jiite le fait que tey jii coow li seen biir noo ko jàngatee. waaw xam nga politique yi moom dañuy politique bu leen neexee ndax loolu mooy seen rôle ci seen politique lañ ndax léeg-léeg gis ku nekk ci benn parti ba yàgg nga ñu xuloo xeex ñu jàpp la tëj lu génn fi ëllëg ginnaaw suba nga dégg ñu ne àndaat nañ dégg naa ñuy wax ne xaw ma sax lan la yooyu dégg naa ko ci réew mais comme loolu domaine politique la xaw naa jàll nag aussi wax dëgg yàlla waaye daal mënu ma cee sori waaw man daal ci li nga xam ne moom laa xam jàng ko mën cee wax loo xam ne fii ba suba bi doon mën naa ci wax sama xalaat muy jënd ak jaay mais est-ce que jàppoo aussi que yéen bu ngeen defee nii réew mi du dina am problème pour mu dem maanaam ma leeral la tey bu commerçant bi ne man sama commerce laa xam xaw ma dara ci politique mécanicien bi ne sama mécanique laa xam xaw ma dara ci politique technicien bi ne sama technique laa xam xaw ma dara ci politique ñu bàyyi politiciens yi def leen neex yaakaar ngeen ni yéen bu ñëpp defee nii yëf yi dana dox. waaw xam nga maa ngi naan commerce laa xam jënd ak jaay laa xam ci lañ ma yar. waaw waaye teewul bu fekkee dem naa ba xew-xew politique am moo war a jóg wane li nga xamante ne moom mooy sama droit civique moo war a dem voté wala yu demee noonu. mais dama koy def mus bi ma majoré ba léegi nekk ci dëkk bi musuma tardé benn voté bu ñu war a voté voté wu ko. ok waaw te it damay toog déglu ba ci ma doy na ma dem voté. waaw mais yor nga parti xanaa yor nga bokk nga ci parti politique. bokkuma ci benn parti. non waxal dëgg waaye tamit parce que aussi dafa am benn affaire bu am gis nga yéen mbootaay yi toujours dafa am ay xam nga sànq dafa am loo wax sànq bu ñu delloo ca kanam da nga ne seen mbootaay bi ngeen bokkoon dañoo association ba ngeen bokkoon dañoo dem ba takkale ay ndombal tànk ñi ay conseil économique xaw ma ñi ay bokk ci bànqaas yi nguur gi ba talatuñ leen waaw 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 mais yéen mbar du bëgg yéen nit dem ca ñu toog takkale ndombal tànk moo tax ngeen def ni yéen est-ce que yéen bi ndombal tànk yooyu moo tax ngeen gedd dañuy bëgg ndombal tànk defal nañu manuel de procédure bu leer boo xamante ni nii léegi jàpp nañ def nañ ko te muy ay erreur ñun teggi nañ ko def nañu benn document boo xamante ni bu paree waaw danaa la wooyee beneen document ak kon da nga boo wax ni yéen kenn bokk ci yéen di am ndombal tànk déet ñëw ma ne kenn bokk ñun am ndombal tànk waaw
waaye dama ne. waaw. dañoo wax ne assise ku ci bokk. association la. waaw am nga droit exercer say ambition politique feneen. mais biir assise rek li ko wër. waaw intérêt commercial lañ fay waxtaan. kon ñële da nga lépp wax luy intérêt commercial waaw dañ ko fay wax. kon ñële da nga bëgg wax ne doon wax waxi politique ci biir mbootaay bi. waxuma léegi dama ne nomination politique la. waaw mais xam nga yéen tey jii même bu dee waxuñu waxi politique yow tey jii Modou Sarr mais nguur gi ëllëg mën na gis ne kat député assemblée nationale bëgg naa commerçant yi am ci représentation. ñëw ne la kaay ñu dugal suñu liste. ëllëg ñu bëgg la dugal conseil mais loolu yoon la noonu rek lay fi waaw bu dee noonu lay demee loolu bu boobaa. voilà bu dee loolu bu boobaa bu dee noonu lay demee. waaw. assise am na instance d'élection am na ñoo xamante ne dinañ toog waxtaanee ko. waaw buñ ko waxtaanee ba jubóo lu ñëpp d'accord man ci loolu laa d'accord. xam nga aussi des fois il faut que ngeen di xaw a tuuti yërëm sénégalais yi ci naka yërëm sénégalais yi mooy ca commencement ba da ngeen naan non ñun duñu politique ñaari at ñetti at ñu gis beneen tànk beneen taxawaay xam nga dafa bari ci réew mi tey jii. xam nga ay mbootaay yoo xam ne saa yu amee rek ñu ne non ñun duñu politique bu nee ba ci biir ndombal tànk yi ñëw ñu nga tasaaroo. ku ne nekk say mbir. dëgg la gis nga association bi. waaw. dafa am politique maanaam bokkul politique taxu koo jóg. benn objectif la am. li ngeen def de politique la. waaw ba tey mën na nekk politique ci biir association. waaw. li ko tax a jóg mooy organiser commerçant yi ba ñu mën a toog ak kilifa yi di mën a waxtaan ak ñoom am ñu jox suñu kàddu ñuy dem ci directeur douane di waxtaan ak moom ñuy dem ci directeur impôt domaine di waxtaan ak moom ñuy dem ci directeur cadastre di waxtaan ak moom di dem ci directeur port di waxtaan ak moom pour suñuy soxla mën a gaaw faj ndax wax naa la ci njëlbéen waxtaan ne la am na loo xam ne ñàkkoon interlocuteur boo ko waral wala interlocuteur yi fi nekkoon waaw ndax gisoo ne aussi ngeen politique yoon woowu gën woon gaaw itam suñu non loolu bokk ci suñu programme yoon woowu gën a gaaw de politique leen bokk non bokkul suñu programme dëgg yàlla politique moom bokkul ci waaw wala da nga koy bañ a wax rek bokkul suñu programme bokk seen programme déedéet wóor na yëgu bokku ci déedéet politique bokkul suñu programme loolu nga wax de monsieur Sarr amoon nañu mbégte dalal la ci émission penc mi sa kàddu gu mujj jëm ci mbokki téléspectateurs yi. waaw maa ngi sant bu baax a baax waa Lamp Fall di la sant yow mii Abel Ba di sant ñi nga àndal ci liggéey bu rafet bi ngeen di def te mooy tasaare information ndax information buy jàll jàmm mooy am foo gis bari dafa tànk rek information day jàll kon yéen a ngi def lu am solo loo xam ne mooy encouragé di encouragé aussi Lamp Fall ci vraiment yombalal ñi nga xam ne dañ ko yombalal nit ñi ba ko am doole ku néew doole ku bëgg a wax ñëw toog wax loolu wax dëgg yàlla maa ngi ciy kontaan di ko remercier di sant aussi borom télé bi di leen sant yéen seen liggéey bi ngeen def nga may ma sànni benn message nag boo xamante ni affaire assise samedi le 27 bi ñu jëm ci la assise war a bu Caaroy war a def campagne de sensibilisation jàpp ci xeexu mbas mi ni mu koy defee mooy def li ko yenn moyen ay moyen waa Caaroy ak moyen assise danañu maye ay gel danañu sensibiliser danañu joxe ay kit de lavage danañu maye ay masques gratuitement samedi képp ku ñëw marché Thiaroye Gare da nga fekk ku la mën a may gel may la masque waxtaan ak yow ci mbas mi. voilà jërëjëf mbokk yi kon ñu koy gërëm di ko sant mu nekkoon Mamadou Sarr di secrétaire général assise di association bi nga xam moo lëkkale commerçant ak industriel yi nekk ci réew mi waaye mbokk yi balaa ñuy jeexal émission bi dañuy daal di dem régie un peu suivre maanaam l'actu de la semaine di maanaam li gën a fës ci wàllu semaine bi yenn ci ay réaction ñëwaat. di wax ni rek ñu ngi relancer activité bi nga xam ni moom la visa di def naka jekk ndax ñun dañu nekk organisme boo xam ni ay experts ñoo fay nekk ay mag ay responsables ñoo xam ne amuñu benn couleur politique di daje di waxtaan ci mbiru réew mi ci wàllu économie ci wàllu social ci wàllu lépp ci wàllu politique di joxe suñu xalaat bu jóg jotee aussi ñu jóg jël ay risques dem seeti opposition bi comme ni ñu ko defoon 2012 boobu tàngoon na. waaye yaakaar naa ne buñ jógul woon xañ na doon la gën a tàng waaye dañoo yeexoon na jóg na 2012 ci biir campagne bi ci biir élection yi la ñu jóg campagne bi manifestation yi boobu la ñu jóg waaye yaakaar naa ne bu ñu waxoon avant xaj na loolu fi jot a ñam ci ay bakkan du def comme nag ñu ngi dëgmal 2024 ñu ngi ci 2021 2024 ñu nekk ba 2022 wala 2023 ñu ci soog a wax dañoo war a wax li ñu xam ne moom lañ naan ñu xam ko ñëpp liggéey jëm ci loolu waaye buñ ko deful bañ 2024 agsi ñu ni non kii ni damay présenté kii ni doo présenté loolu mën naa indi lu nekk te nag Sénégal jiite ko jarul ay bakkan di rot te buñ ko bàyyiwul gis ngeen déjà li fi jot a xew fan yi ci convoqué benn leader manifestation yàq ay oto jàmbur yàq kër jàmbur yàq ay liggéeyukaayu jàmbur
te yooyu ñu yàq lépp Sénégalais yi ñoo fay liggéey seen i frères fay liggéey bu ñu tëjee ba dem day ñàkk liggéey yow da ngaa war a xëcc ay investisseurs mais waroo dàq investisseur même bu dee chinois ndax ñoom dañoo indi seen alal di liggéey la weer bu ñu liggéeyee danañ am dara mais waaye dañ ci bàyyi dara kon bu ñu mer ba tax ñu jëm di sëppi mer mi ñooñu defuñ leen dara kon loolu dañ ko war a arrêté loolu moo tax ñu bëgg a wax ak askan bi nag wax ak xale yi surtout pour que ñu tey ñu dal parce que buur kenn xeex moom boo xasee jël sa doole yépp jox ko buur ni ko diriger kooka boo ñëwee bëgg a xeex moom wala nga koy offensé lu la dal yaa ko teg démocratie am na waaye dafa am fu mu yem liberté am na mais am na fu mu yem loolu moo tax ñu bëgg a waxtaan ak askan bi pour ñu dal ñëpp mënuñoo bokk jiite réew waaye ñun buñ juddoo léegi gis nañ fi président bu nekk maanaam li fi jaar ci président yëpp ànd nañoo ñoom xam nañ ne doon diriger kii fi nekk ànd nañoo moom xam nañ ni ñu def président yi fi jot a jaar ak président bu mujj yi nga xam ne moo fi gënee président bi bu Diouf defoon na fi troisième bëggoon naa def beneen mandat de plus te pourtant waxoon na ni doo présenté en 2000 mais bañ demee ba ca cat la dafa présenté ci la Abdoulaye nekk président Abdoulaye moom it ñëw ni du ma def troisième mandat waaye wax ak la wax mais lu mu ñu coûté ku ne xam na ko ñu wëlbatiku présenté na waaye gañuwul Abdou Diouf it présenté na waaye gañuwul donc présenté taxul nga gañe mën ngaa présenté mais nit ñi bu ñu bëggul doo fal duñ la woteel parce que vote bi c'est secret kii wote yow yaa koy convaincre mu dugg ci urne yi woteel bu la woteel doo am dara kon jërul xuloo jërul xeex jërul bakkan yu rot. mbokk yi jërëjëf kon gis ngeen ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje ni ki beneen numéro émission penc mi jërëjëf wa salaam.